doom bi muy ñam bi laxatif la maanaam dafay ku seere wala ku bëgg nàndulu wala ku bëgg biiram daaw parce que dafa am benn acide bu ci nekk muy acide tartrique waaye itam dafa am wexaay wala cafka googu nekk ci Dakar moom itam dafay décomposer ñam yi dégrader ñam yi ba nit ki di mën a digérer kon dafa baax ci digestion ku am digestion difficile ndax acide tartrique bi ci nekk waaye itam dafay yokku ci ki nga xam ni moo ngi lekk te amul appétit moo tax nga gis jigéen ñi bu ñuy togg ceeb jël Dakar ji def ci marine def ko nam ba mu baax nga seetlu ni ñoom bu ñuy lekk ñooy mujj ca bool ba ndax exhausteur de goût c'est-à-dire yokkukatu bëgg lekk gi nga xam ne dañuy am appétit de plus manger nga xam ne da lay jox cawarte nga gën a lekk acide tartrique bi ci nekk la nga xam ne saa yoon yaa ngi laal Dakar ji di laal ceeb bi di laal jën bi da ngay gën a lekk acide booboo tax nag moo lay jox nag cawartey lekk gi moo lay jox bëgg-bëgg lekk gi kon nga gis ne sax même ku amul appétit su tegee Dakar ji wala muy faral di utiliser Dakar suba teel non seulement day am appétit parce que su fekkee da nga utiliser Dakar bi ci suba gi lekk ko nit ki da ngay non seulement da ngay digérer plus facilement di dem wanag plus facilement waaye itam mu yokku goût mu yokku appétit bi nga xam ni moom la nit ki amoon loo am appétit booy lekk Dakar wala nga koy ndekkee suba bu añ jotee la ngay lekk dafay ëpp mais acide tartrique bi ci nekk itam anti âge la parce que antioxydant la c'est-à-dire dafay tax nit ki du am problème mu lu ñu naan stress oxydatif c'est-à-dire nit ki parce que radicaux libres yi waxoon naa ko ay plombe ak yooyu nga xam ni dafay tax nit ki gën a am ay feebaru cancer ay yeneen xeetu feebar acide tartrique bii ci nekk dafay tax nit ki non seulement du màgget bu gaaw anti âge la comme ni mu nekkee ci acide hyaluronique mais parce que dafay làbbali dafay dimbali cellules souches yi ci ñu gën a bari gën a baax waaye itam dafay dimbali nit ki ci boppam ci mu mucc si feebar yu mel ni cancer ak yenn feebar yi nga xamante ni feebar yu doy waar la bu ko defee nit ki day am appétit day mën a lekk day am doole day am kattan antioxydant la anti inflammatoire parce que tam ñi nga xam dañu am asthme xale yi am asthme ak nit ñi am asthme bu ñuy utiliser doomu Dakar ji daf leen di dimbali ndax dafa baax ci bronche yi ak bronchiole yi nga xam waxoon naa la ne la bronchiole yi nga xam ni moom la nit ki di dundee daf koy dimbali su fekkee ni bronche yi dafa fat wala mu am inflammation mu rétrécir mu gën a xat ngelaw li day am jafe-jafe ci dem ci poumon yi ndax bronche yi genre raakool la rek bu jëm ci poumon yi pour nit ki di gën a mën a noyyi léegi nag suy utiliser bu dee xale la wala mag suba teel gi muy utiliser laaxu Dakar bii te bañ a am jabet parce que soo amee jabet rek mu yéegal ko parce que dama gis sunu mbokk yu bari am jabet dañ naan laaxu Dakar lay lekk. laaxu Dakar baaxul ci jabet. baaxul ci jabet. doomu Dakar bi itam day yéegal suukar waaye du ko wàcc donte dafa am acidité boobu pour ñam yi rek la baax waaye baaxul ci suukar si. c'est très important kon nga gis ni xas mi moom ci ku bëgg a jeex la waaye doom yi wax naa la njariñam dëgg-dëgg fi mu ne waaye nag doom yi ni muy dawee biir boo jëloon saal kemb bi nga weer ko ba mu wow nga dëbb ko mën na ñaar mën na faj rëq-rëq bi nga waxoon wala ku am ay dagg-dagg waaye noonu ñam bi di dawee biir di laxatif noonu la doom bi boo ko dëbbee def ko sunguf di antibactérien ba pare nag di antidiarrhéique c'est-à-dire nit ki ñam bi day daw biiram xoox bi di arrêté biir bi daw bi fa tabaarakallah nga gis ni laar magie mbégte mu nekk ci garab bu ko nit ñi xamoon nga xam ko li ci nekk ci ay acidité li ci nekk ci ay molécules yoo xam ni mën nañ ko séparer génne ko muy faj ay jàngoro yu dul jeex donc loolu moo jëm exactement ci xas mi nga ma laaj ak doom yi nga ma laaj. dinaa ci dellu soit parce que am nañ ci ay xalaat ak ay plan yu ñu ciy nas parce que li nga junj sànq ci wàllu doom bi ni ñu koy jëfandikoo xëy na moo lay jox appétit ndax acide bi ci nekk yëpp bioconea am na ci xalaat bu lu mu ci mën di doon doo ñëw ci Dakar gi di xas léegi
waaye infusion lañ la koy defal jox la ko nga def ko ci taas mën ko bénéficier woo comme ni ñu ko waxee te mu génn ci wàllu xam-xam loolu laneen la ci kanam tuuti bu ñu eggalee suñu waxtaan dinaa toog ak sëñ bi laaj ak tontu ci wàllu boobu. alors matière bi ñu desee ci garab gi ñu taxaw ni ci dàtt bi sang bi mooy reen bi reenu Dakar est-ce que am na lu mu mën waaw. reenu Dakar moom dafa baax ci ñaar waaye damay wax ci gim gën a baax na ci wàllu digestion parce que Dakar léppam nag dafa baax ci digestion waaye dafa am saponine parce que garab bi dafa am alcaloïde am ay tannin am sesquiterpène waxoon naa garab bi lu am doole la ci virus donc sesquiterpène bi ci nekk en même temps dafa baax ci booy utiliser Dakar ci jamonoy sibbiru boo sibbiru woon di utiliser Dakar ci diiru ñetti fan parasite boobu ñu naan anophèle da ngay gis nit ki dafay wàññeeku ci yaramam mu gën a jëm ci wér loolu c'est très important donc reen wi nag dafa am saponine waxoon naa la saponine ca grec savon ca uul ci Parkia bigelobosa ma waxoon la ne la ni tax ñu tuddee ko saponine parce que savon la day nettoyer day raxas non seulement day nettoyer tube digestif bi nettoyer biir bi mais dafay nettoyer les artères et les vaisseaux sanguins loolu mu jur lan moo tax ñiy wax ni reenu Dakar dafa baax ci ngóoru dëgg la parce que dafay raxas artères yi raxas veines yi yooyu nga xam ni deret ji ci lay jaar pour mu mën a am plus de dilatation plus afflux sanguin maanaam deret ji nga baal ma di gën a jàll ci jaaruwaay bi di mën a dem ci sàkkar si pour mën a am érection bu baax kon reenu Dakar muy racines yi dafa am saponine di savon mais dafa am na ñu koy jëfandikoo quand même parce que gis naa yenn saa yi ñuy jaay sungufu reenu Dakar ak sungufu xasum Dakar waaw xam nga am na ñu koy jaay sax pour di si faj jabet wax naa la ne loolu du am te kii itam li ma la wax c'est que techniquement parlant dama la wax ne la dafa am lii mais qu'est-ce qu'il faut faire pour loolu mën la jariñ ndax reen bi ngay naan 200 bërigo wala sunguf bi wala il faut que nga boole 1 plus 1 mu jox la 2 c'est-à-dire il faut plusieurs molécules parfois pour mën a régler benn problème ci plante parce que nit ki nga xamante ni dafa am diabète nit ki nga xamante ni dafa am tension nit ki nga xamante ni dafa am problème mu stress nit ki nga xam dafa am asthénie sexuelle par exemple comme asthénie sexuelle wala benn façon dysfonctionnement bi boo ko joxee reen bi du wér ki nga soxla mooy koo xamante ni en réalité gis nga yàlla ni muy bindee garab saponine bi ci nekk ki am diabète wala mu am tension wala mu am maladie circulation sanguine wala mu am hémorroïde parce que garab bi bëri na si fajoo hémorroïde du question dafay faj hémorroïde dafa baax rek ci bépp maladie circulation sanguine ndax saponine bu ci nekk ak antioxydant anti-inflammatoire la dëgg la waaye dëgg-dëgg du jóg rek ngir faj hémorroïde par rapport ak garab goo xam da nga koy utiliser léegi mu faj la hémorroïde kii itam ki nga xamante ni dafa reen bi ki nga xam dafa am problème mu diabète wala tension wala hémorroïde mu indil ko dysfonctionnement érectile soo koy faj boo ko ci boolee dina ko dimbali parce que dina nettoyer vaisseaux yi dina nettoyer artères yi parce que ku wax maladie circulation sanguine ku wax maladie cardiovasculaire soxla loo xamante ni dafay nettoyer les artères nettoyer les vaisseaux sanguins donc il faut à la fois nga xam techniquement ce qu'il faut lu dal nit ki ak ban garab léegi nag ki nga xam ne beneen feebar la am kooku bu naanee reenu Dakar la taxoon mu tële ba tey moo ngi ca deret ja ses na amul diabète amul tension peut-être problème stress rek la am peut-être problème mu asthénie fatigue sexuelle la am kooku da nga koy booster sur d'autres plantes avec d'autres molécules mais pas